gaawu juróom-ñetti fan ci ndeyu koor atum junne ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi njolloor gi li ci gën a fës di ndogal li nga xam ne moo ngi tukkee ci jëwriñ ji yor wàllum biir réew mi Antoine Félix Diome xam ne ni diggante Ndakaaru ak Thiès couvre-feu bi ak catastrophe sanitaire bi nga xam ne réewum Sénégal nekkoon nañ ci nag dolliwaat nañ ci weneen weer ndax weer wi nga xam ne moom la ñu nekkoon tey ji la waroon a buur nag moo xam ne loolee day wéy ndi ginnaaw bi ñu seetloo ne mbas mi delluwul ginnaaw ci ñaari gox yooyu ba léegi ki nga xam ne moo di gouverneur bu Ndakaaru it moom it jël ay ndogal yoo xamante ne bi mu ngi jëm ñaari weer moom tamit ginnaaw bi nga xamante ne bi seetlu nañu ne li jëm ci njaayum carburant yi ci station yi nag def ko détail maanaam ñi yor seen i bouteille ñu koy jaay loolee indi na ay jafe-jafe lu jëm ci kaaraange réew mi waral mu jël boobu leen ndogal ñoom ñi nga xam ne ñooy way jëfandikoo yi ci yoon wi nag naka lañ ko gisee seen i kat di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi ak gëstu bi nga xam ne nañ ci ànd ak Mohamed Ndiaye mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr li nga xamante ne bi xew na ci kan mooy x dëgg alaxam mi nga xamante ni bi moom la procureur bi daal di visé lan moo ko waral ay leeralu ki nga xamante ni bi saabalkat la di directeur bu publication site bi di IGFM Daouda Mine seq nag waxtaan wu yaatu ak Alaaji Malick Cissé article de la semaine di ngeen ko daal di déglu si xibaar yi bala moo buur dinañu buural nag ak li nga xamante ni bi moom lañ koy defee bés bu njot di li yéen a kay xëy fasal tey ñu ànd seeg Assane Top mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fës si bi la jotaay nees kees ñu def si faram fàccee. mbokk yi dalee nag jàmm ñu doore ko jukki bi nga xam ne moo jëm ci tolluwaayu mbasum coronavirus ci réewum Sénégal ginnaaw xayma bis bi nga xam ne def nañu ko ci ñaar fukk ak juróomi ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti test yoo xam ne def nañu ko ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar ñoo ñi nga xamante ne bi am nañu yees mbasum coronavirus juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ñoo xamante ne bi xam nañ fi ñu ko jëlee amul ku ko jëlee biti réew ak téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñoo xam ne xamuñu fu ñu ko jëlee jarag yi ñi nga xam ne wér nañ ci mbas mi ñu ngi toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ñi nga xam ne jàngoro ji lottal na leen juróom fukk ak ñett la ñi mu faat ci niki démb ñu ngi nekk ci limub juróom-ñett kon lu toll ci ñeenti junni ak juróom-ñett téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñooy ñi nga xam ne ñu ngi faju jamono ji ci mbasum coronavirus loolee di xayma bis bi nga xam ne docteur Alaaji Mamadou Ndiaye moo ko def ginnaaw bi mu ko defee ba noppi nag ki nga xam ne moo di jëruñu yor wàllu mbir réew mi Antoine Félix Diome dellusiwaat na ci li nga xamante ni bi mooy di état bi ñu nekk jamono ji ñu duppee ko état catastrophe sanitaire di jafe-jafe yi nga xam ne am na ci wàllum wér-gu-yaram nga xam ne àdduna bépp koy dund ak mbasum coronavirus muy xam ne nag couvre-feu bi nga xam ne ñu ngi ko doon dund diggante Ndakaaru ak Thiès day wéyandi dolliwaat nañ ci beneen weer ginnaaw bi nga xamante ne bi weer wi ñu ko jàppaloon day da doon jeex tey Antoine Félix Diome lan moo waral lu ni mel ak li nga xamante ne bi ñun tànnal ñaari gox yooyu nga xam ne ñoom ba léegi ñoo nekk ci couvre-feu bi ay leer lam ñu teewlu ko. président de la république gis li nga xamante ni moo am ci région Dakar ak Thiès mu jël dogal boobu nag mi ngi jëm ci fii ak ñaar fukki fan ak weeru mars li nga xamante ni ñi ngi ko doon def booba ak léegi ci wàllu dem bi ak dikk bi niñ ko arrêté woon ci wàllu dandante bi ci wàllu dajaloo bi ci wàllu xew yi loolu yëpp mu ni dinañ ko wéyalaat fii ba 20 mars 2021 te buñ ko limee léegi te ma waxoon ko léegi ci tubaab diggante juróom-ñeenti waxtu ci guddi ba juróomi waxtu ci fajar lépp loo xamante ni day doon dem ak dikk dañ koy dakkal ko ci wàllu Dakar ak Thiès mu ñu koy wax ci tubaab couvre-feu li nga xamante ni tamit mooy dajaloo bi moo xam dajaloo xewu famille la moo xam dajaloo xewu ñu jëm ci wàllu yeneen activité la loolu it nekk na loo xamante ni dañ koy wéyal di dakkal lépp loo xamante ni tamit ay nit bërëb la yu ñu fa daan dajaloo jëm ci wàllu hôtel jëm ci wàllu restaurant jëm ci wàllu bar te weer wii ñu génn ñu dogaloon ko dañ koy dal di wéyal bu ñu jógee ci poñ boobu nga xamante ni moo itteel wàllu tere yi jëmale ci couvre-feu ak ci dajaloo bi dañuy fàttali lii nga xamante ni nag war nañ cee bàyyi xel te mu jëm ci Sénégal gépp yamul ci Dakar ak Thiès lii ma njëkk a lim ci Dakar ak Thiès la yam waaye li ci topp Sénégal gépp ñoo ko bokk muy port du masque ñu koy wax takk masque yi
wéyal gi ñuy wéyal couvre-feu bi si Ndakaaru nag ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi weer wi dina nekk loo xam ne dina gën a jafe si ñoom buñ sukkandikoo si ñoom ñi nga xam te ne bi bu tëddi saw mu ngi leen fekk Sandaga li ñu jàpp moo di couvre-feu bi njeexitalam bëriwul li si njariñ waaye tamit si lor la gën a bëri seen gis-gis ñu teewlu ko mu ngi àndoon rek Augustin Mandang. ñi ngi fii ci marché Sandaga nga xam ne jaaykat yu bëri di naqarlu dogal gi nguur gi jël te mu aju ci yokkaat couvre-feu bi ci lu tollook weer fii nag daanaka baat bi benn la doyal nañu sëkk ak couvre-feu bi Fallou Sène jàpp ni couvre-feu bi yokk joote la ci ñoom te sax nag njëriñam la ñu gisut. décision boobu moom mbetteel lañ ci am parce que ñun commerçant yi fi mu nekk nii dañoo commencé tax di ñu tëjloo 18h te wax dëgg yàlla 18h googu teel na trop ci ñun. parce que boo xoolee sax 18h bu ñuy wàcc léegi rajo bi day gën a bari parce que ñëpp dañuy wàccandoo Macky Sall ñun dimbali ngir yàlla ñu bàyyi couvre-feu bi te ñu seet ñu jël maanaam li nga xamante ne bii par exemple mooy raxasu bi ak takk masque yi ñu xool ba xam. keneen koo xam ne dogal gi bett na ko soxna si gis-gisam couvre-feu bi day yokk buuxante bi ak tencaloo bi rawatina si dem beeg dikk bi. xanaa metti rek nag wax dëgg yàlla couvre-feu bi sonal nañ trop gisatuñu client mënatunoo jaay yoratuñu dërëm. ndax koo wax mu ni couvre-feu bi kenn ñemetu a génn balaa heure bee jot nga wàcc doo gis kenn koo jaay buy ñibbi tamit dañuy am jafe-jafe ñëkkante oto yi booy xëy si tamit da ngay am problème ndax sa nelaw du doy dafa metti daal vraiment day yokk tàncaloo bi même oto yi sax day client yi dañuy tàncaloo ci garage yi oto yi tamit noonu client yi dañuy tàncaloo oto yi doo am oto embouteillage bi gën la fat am na ñoo xam dañuy mujj wàcc di dox te du ñëpp mën a dox couvre-feu bi wax dëgg yàlla dafa metti de. xalaatu beneen jaaykat bi dëppoo ak ni ko ñu bëri ci ñoom gisee. couvre-feu bi moom dafa metti moom waxuma yokk couvre-feu bi kay dañ ko war a annulé moom waaw parce que metti na ci gars yi ñibbi fi sori trop waaw couvre-feu bi moom waxuma la kenn waru ko yokk dañ ko war a annulé dindi ko carrément fi mu toll nii. couvre-feu bi moom boo xoolee sax day yokk est-ce que du gën a yokk feebar parce que maanaam nit ñi bu ñuy ñibbi dañuy dajaloo ci arrêt yi taxaw xam nga dajaloo boobu rek te ñoom ñu ngi bañ rassemblement mais. boo xoolee heure wàcc fi mu toll nii ñëpp dañuy wàccandoo même heure la ñu wàccandoo taxaw ci arrêt yi ñuy garage yi mais garage yi boo fi demee sa yaram day daw parce que doo gis oto. mu mel ni fii ci Sandaga jaaykat yu bëri jàpp nañ ne couvre-feu bi saafara guy dolli jàngoro lay gën a niru terewul nag kilifa yi moom gis ne ak tolluwaayu mbas mi couvre-feu bi rek moo fi sës. Abou Teddy Sow beneen ndogal mu ngi tukkee ci gouverneur bu Ndakaaru loolee mu ngi jëm ci njaayum carburant yi li nga xam ne nag moo jëm ci loolee lépp luy détails yi maanaam ñi doon yor butéel di jënd dañ koy tere ci Ndakaaru ñaari weer yoo xamante ni bii dinañ ko tere li waral mbir yooyu nag moo di sàmm kaaraange ñi nga xam ne ñooy jëfandikukat yi ñi yor moto ki woto am na ñoo xamante ni bii ànd nañ ci mbir yi waaye am na ñoo xamante ni bii nee nañu dina leen indil ay jafe-jafe bu baax a baax ndaxte mënuñoo ñàkk yor ay butéel dem ci station yi jëndi ay carburant ñaan seeg Mohamed Ndiaye. gouverneurub Ndakaaru yëkkati ab dogal jaaree ko ci ab communiqué ngir rek ñu gën a xoolaat njënd mi ak njaay mi jëm ci wàllu carburant jaaree ko ci détail loolu nag nekk dogal boo xamante ni lu ñeel boobule dogal gérant station service yu bëri bëgguñu cee yey yàbbi wuteeg lool chauffeur particulier bi jàpp ni moom dogal la boo xamante ni lu baax lay doon ndax dina mën a gën a ñoŋal dundinu nit ñi ak itam sàmm seen alal. loolu moom c'est interdit moom loolu la parce que xam nga essence moom suñu demee ba koy jënd oto moo tax quoi parce que nit mun na ko jënd si bidon xam nga dem mun naa la indil nga toog ma sotti la ko wala ñu doyoo ko leneen daal xam nga mais si bidon moom loolu moom c'est interdit moom kenn du ko rafetlu bon te jekkul quoi. boobule dogal ñëw ci waxtu woo xam ne taximaan yi itam ñi nga xam ne dañ doon faral di jënd jaare ko ci ay bouteilles war a dund beneen nekkin taximaan bi yàgg lool ci métier mi di ci indi ay leeral. ku ne taxi yëpp ñoo am plein quoi am na ñu am plein am na ñu amul plein am na ñu moyen am na ñu am moyen def seen oto plein am na ñu amul moyen def seen oto ay demi plein wala ay natt 3000 2000 comprendre nga waaw léegi nag kooku moom affaire bi dina ko laal. parce que moom mun na am course fu sori paan gasoil si yoon bi. lu ñeel boobule dogal ba tey dawalkati moto yi itam di ci yëkkati ay kàddu waa ji dafa jàpp ni lu weesu sax boobule dogal war nañ gën a mën a jooyanti njënd ak njaay mi jëm ci station service yi jagleel ko bépp carburant. dafa am ñoo xam ne ay professionnels lañu dafa am ñoo xam ne duñu ay amateurs lañu c'est-à-dire ñoom ñi nga xam ne ñoo am station yi ñoom ñoo war a xool ñi nga xam ne c'est des professionnels ñu jël leen
dafa leen ay atelier former leen ci comme par exemple ku indi bidon bu la jaay dañ koy def mais am na ñoo xam ne dañuy jalgati quoi mais ku jalgati nag ba jëyee am ñu def la sanction man loolu laa gëm quoi mais bu fekkee dañuy bàyyi laisser aller bi parce que mën nga ñëw jënd bidon boo xam ne 500 ou 1000 francs nga taal ay milliards. dogalub gouverneur bu Ndakaaru daal di wàcc ci jamono boo xam ni ñi ngi nemmeeku ay xët-xët ñeel wàllu politique waaye nag boobule dogal di dànkaafu ñi nga xam ni dañuy lànk ndaare ne duñu koy respecté te loolu ay daan mën na leen ci fekk. Mohamed Ndiaye ñu daal di wax li nga xam ne nag moo jëm si ñàkk yi nga xam ne dikk na si réewum Sénégal man cee fegu si mbasum coronavirus ci xàbb bu njëkk bi loolee nekk loo xamante ni bi kii di professeur Daouda Ndiaye mi jiite mouvement bi di social action rafetlu na ko mu ne na ñëpp askan wi dalal seen xel si yooyu la ñàkkate jox bopp ñi nga xam ne ñoo di waa Kër Docteur te it dooleen njiitu réew mi président Macky Sall si li nga xam ne moom la ñu taxawee ngir xeex li nga xam ne moo di mbasum coronavirus ay kàddoom professeur Daouda Ndiaye ñu teewlu ko ak ki nga xam ne moo di Mountaga Kane si diwaanu Mbour. waaw vaccin bi ñëw na li may gis mooy ñëpp gis nañ njiitu réew mi moo ko jëlee boppam mooy daf ko defoon sas ci boppam mooy dafa bëggoon mu ñëw parce que njiitu réew man damaa jàpp ne lépp mu def ci réew pour jàppale réewam rek dañ ko war a jàppale ñun dañoo nekk ay doomu réew ba nga xam ne li ma gëm mooy tant que njiit bi nee na li muy def lu baax la te pour askanam la te du pour moom dañ ko ci war a jàppale donc comme def na ko gis nañ ne dox na mu yitteem te man damaa jàpp ne yitte njiitu réew dafa war a nekk yitte ñëpp donc te ñun loolu ñuy nekk te loolu la ñu xam di ci liggéey donc lu ñuy doon mooy fexe ba nga xam ne loolu mu yaakaar di ko wuti ji yàlla na ci am ndam mooy intérêt suñu Sénégal mooy suñu intérêt bopp parce que bu amee ndam bu fekkee li mu yaakaar noonu la ba dem jëli ko indi ko te am na dëkk yu ko soxla amuñu ko ñun dañ ko ci jaajëfal mais ni ñaan yàlla na ñëpp jàpp ci ba mu nekk ndam pour que ñi nga xam ne nag ñoo ko war a jot pour le moment ñëpp xam nañu doyul bu fekkee loolu la am coow li bëri na ci nopp mais jamono ji may ñaan yàlla li may ñaan mooy ku ci nekk ci ñun yéeg ci kaw hauteur xam ne nekkatul débat baax nag baaxul parce que bu baaxee ñun la baaxal mais nekkatuñu jamono joo xam ne polémique la pour man affaire boobu débat ba dañ ko war a dépassé léegi tant que ñu ngi doon wax ay war na ñëw war wala ñëw mais ñëw na pour man ndamam suñu ndam la. daneen di ay jàngalekat yoo xamante ni bi 2013 ba léegi ñu ngi génn fi nga xamante ni bi fa lañ leen di tàggatee di FASTEF toll nañ ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom ba léegi nag ñoom ba léegi amaguñ li nga xam ne mooy di am xëy te monté seen i naataango yoo xam ne ñoom ñoo génn doon ñu toll si ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett ñoom yóbbu nañ leen ñu commencé jàngale ba noppi loolu nag jàpp nañu ko ak parparlo ak doxin boo xam ne jaarul yoon te jamono ji ñu ne lii di réewum Sénégal soxla na ay jàngalekat dëgg ñoom ñu tàggat leen ba pare kenn jëlu leen nekk na lu leen naqari lool ki nga xam ne moo di Alfousseyni Keita mooy ki nga xam ne moo toftal si kii lëkkale kuréel gi ëmb ñoom ñi nga xam ne ñoo tàggatoo si FASTEF te amuñu jamono ji demuñu fenn si promotion 2013 bi ñu teew lay kàddoom ak Seeku Seydi. ñun ay professeur lañu yu ñu tàggat si école buy tàggat ay professeur maanaam FASTEF ex école normale bu ñu paree suñu formation 2013 la 2013 ba léegi def na juróom-ñett at 2015 jot nañu recruter benn pàcc si ñun ñu bàyyi fi beneen pàcc. loolu c'est anormal parce que dafa mel ni kumba am na ndey kumba amul ndey alors que ñun yëpp ay sénégalais lañ te actuellement école sénégalaise dafa soxla ay jàngalekat boo demee ci salle de classe da ngay fekk ay élèves yoo xamante ne dañu leen entassé téeméer ba ci lu ci topp lu waral loolu parce que école moo soxla ay professeurs dafa am ay manque de professeurs lu tax ñu bàyyi fii professeurs yi di jël seen clientèle politique di recruter seen i mbokk yoo xamante ne amuñu benn lijaas amuñu benn diplôme loolu xel naru ko nangu. te ñun duñu ko nangu ñu ngi interpeller monsieur le président de la république na jël dossier bi na régler ko nu mu gën a gaawee parce que école sénégalaise moo ko soxla te suñu problème dafa di demande sociale askan wi ñoo ñuy laaj ci salle de classe te pour ñu régler ko état du Sénégal mun na ko régler parce que lim bi bëriwul téeméer ak ñeenti fukk ak juróom professeur mooy ñooy laaj seen affectation loolu du dara ci état du Sénégal bu ñu ko bëggee balaa ñuy pare interview bi problème bi réglé te am nañu confiance am nañu wóolute ni autorité dinañ jël en charge le problème des sortants de la FASTEF parce que Sénégal ndam Sénégal la mënuñu gis ay ndaw yoo xamante ne dañuy former ñu nekk ci dëkk bi di tambambaalu loolu gàcce Sénégal te ñun duñu ko nangu loolu moo tax président de la République na jël dossier bi nu mu ko na régler ko nu mu gën a gaawee jàmmañee ñooy
wutali Ndar ak ginnaaw tànki nemmeeku yi nga xamante ni bi ambassadeur France yi réewum Sénégal amal na ko ci liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy def foofee sa Langue de Barbarie jëwriñ yi nga xam ne di maire gox ba nag di Amadou Mansour Faye dellusiwaat na si li nga xamante ni bi mooy bâtisse yu yàgg yi nga xam ne nekkoon na foofee sa fi nga xam ne moo di Ndar ay leeral la ki kàddoom moom Mansour Faye ñu teewlu ko ak Momar Alice Niang ak Mokhtar Seck. avenue Jean Mermoz gis nañu liggéey ñi ngi pare ak yeneen liggéey nga xam ni moo nekk ci wàllum programme de développement touristique même kër yi nga xam ni ñu ngi wax kër yoo xam ni ñu tudd leen ay unité architecturale muy kër yu historique yi nekk fii au niveau de l'île de Saint-Louis seen liggéeyaat dana tàmbali ci lu mu néew loolu yëpp dafa bokk ci programme de développement touristique. am na beneen liggéey bu nga xam ne bu am solo bi nga xam ni président Emmanuel Macron moo jëloon engagement pour def ko muy maanaam lépp loo xam ne mooy aar taatu géej gi ci Langue de Barbarie gis nañu ay xeer yu mag yooyu ñu fa teg. Eiffage mooy def liggéey bi tàmbali na te def na sax ay quelques 30 mètres de liggéey yoo xam ni pour mën a gën a defaral yoon gox boobule aar askan bi ci wàllum géej gi nga xam ni bu yëngatoo day daaneel ay kër. DER di délégation entrepreneuriat rapide ak ñi soxna yeeg ndaw ñi nag ci lëkkaloo goo xam ne lëkkaloo na ko ak ay partenaire am daan nay taxawal ab projet boo xam ne moom la ñu duppee parc di ñi nga xamante ne bii moom la ñuy yeesalee camion yi ngàcc di loo xam ne nag dañ ko daal di joyal ci kanamu jëriñ ñi nga xam ne moo yor wàllum ndox mi ak set gi ci réewum Sénégal ak ki nga xam ne moo di ambassadeur États-Unis ci réewum Sénégal waaye tamit ci teewaayu Abou Tedi Sow ak Moussa Fall. si kilifteefu jëwriñ bi yore wàllu ndox mi ak ndawal Amérique ci Sénégal lëkkaloo ceeg waa DER ak ñi leen di jàppale xaatim nañu ay déggoo ñeel tàmbaliwuk liggéey yu jëm si yeesalaat camion yi manque ndox yu bon yi. L'histoire retiendra désormais. léegi day mënees nañ jàpp ni yombalu bor yooyu dina gën a jàppandal mbirum camion yooyu le nga xam ni DER ak i partenaire am ñoo ko taxawu ngir yéwénal nekkinu askan wi. mais également offrir un service de qualité. njiitu DER Papa Amadou Sarr xamle ni liy jubluwaayu boobile taxawaay mooy ëllëg ñi mën a baaxee ndimbal ñii di jigéen ñeeg ndaw yi ba ñu mën di gën a yaxantu ci yeneen i fànn yu leen mën a jural koom. Avec une enveloppe globale de 2 milliards de francs CFA pour la première phase initiale. projet bi di parc dafa bokk ci li ñu sumb te jëlee ko ci jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi ngir ñu mën a yokk seen koom-koom ci fànn yu bëri ci ndimbalu DER. monsieur le ministre ñu di la xamal ni projet bi nag ay camion yu yees la ñuy wut te it fii ci réew mi la ñu koy monter ak waa Senbus. Pour assurer la pérennisation des activités de ce programme via un système de sous-traitance. ndawal Amérique ci Sénégal son excellence Julinabo Mouchingi rafetlu jëflante bi dox ci diggante mbooleem ñi séq mbir mi. L'important de cette alliance c'est que nous tous nous savons que. ñuy rafetlu jëflante bi ñu mel ndax kenn umpalewul ne. nguur yi mënuñu féete fépp wala def lépp jàppalante bi nag dina tax ñu mën a sàmmonteeg bëgg-bëgg askan wi kenn mënul wax assainissement bu mucc ayib te amoo oto yu baax. Un système de qualité, un système d'assainissement de qualité passe par des équipements de qualité. ana ban gëdd la nguur gi jox bile naal lu ni mel la daal di leeral moom jëwrin bi di Serigne Mbaye Thiam. Vous savez que l'assainissement joue un rôle important. assainissement njëriñam ci set ak sell gu askan wi yittewoo kenn naattablewu ko loolu waral àddina bi yépp fonk lu ni mel li ñu fi dajale tey nag li ko yombal mooy lëkkaloo diggante USAID kuréel gii di Wash Fine ak acteuru assainissement yi fondation Bill ak Melinda Gates ONAS ak DER. L'association des acteurs de l'assainissement et la DER. mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr lan moo waral procureur daan ne alxam lay daal di topp ay leeralu ki nga xamante ne bi moo yor fësal ga ci UGFM di directeur publication ba Daouda Mine nee na bu fekkee ne x maanaam alxam la ñu joxoñ foofe nag ki nga xamante ne bi moo di ndawal réew mi di procureur de la République dafay bëgg a sàmmonteeg sartu doxeenu toppeef gi di code de procédure pénale njort ngeen ko li nga xam ne moom la ko junj ci kanamu Alaaji Malick Cissé ci këyitu ayu bés bi la article de la semaine ñu teewlu ko mu ngi àndoon ak Bara Sow. su amee lu fës te nit ñi di ko waxtaane fan yi x la ci mbirum Sonko ak Adji Sarr procureur de la République
dafa joxoñ baaraam X boobu le dossier mu jox ko juge bu 8e cabinet directeur de publication site IGFM def si taxaw seetlu. X boo ko gisee dafa nekk lu nga xamante ne peut-être nit ñi xamul moom la ñoom la jaaxal. mais ñëpp ñu nga xamante ne xam nañ procédure judiciaire xam nañ lan mooy X boo ko jàppee ci procédure judiciaire mooy article 71 moom moo ko prévoir parce que article 71 bu code de procédure pénale dafa wax ne le procureur buy confier benn dossier au juge d'instruction mën na viser personne dénommée muy ku nga xamante da koo tudd wala personne non dénommée léegi personne non dénommée boobu nag moom la ñu tuddee X mooy kenn xamul kan mooy ki nga xamante ne moom moo laale ci mbir moomu parce que mbir la bu nga xamante ay fait la ñuy jox juge d'instruction bi parce que dañ ne le juge d'instruction est saisi in rem donc ay fait lañ koy jox ñu ne ko am na ay fait de viol yu nga xamante ne article 320 bu code pénal moom moo koy réprimer mais dañ jàpp ne telle personne da cee laale mais également am na X xamaguñ kan la bu nga xamante ne laale na ci. loolu mooy X mooy personne non dénommée bi nga xamante ne article 71 bu code de procédure pénale moo ko prévoir. article 71 bu code de procédure pénale may na procureur mu saisir juge d'instruction loolu nag su amee ñu ngi koy tuddee réquisitoire wala ordonnance. bu fekkee ne procédure bu nga xamante ne procureur def na ko ba confier juge d'instruction ba viser X affaire temps amul benn gisuma ci problème. bu fekkee ne beneen procédure bu nga xamante ne également ministre de la justice moom moo ko déclenché pour demander levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko également au niveau de l'Assemblée nationale boobu gisuma ci problème foofu visé wuñu fa X parce que ministre ba muy bind daf ñu bëgg ñu lever immunité parlementaire ki nga xam mooy député Ousmane Sonko parce que dafa am mbir mu nga xamante ne dañ ko cee tuumaal ci justice ba te tant que levé wu leen ko ñun mënuñu continuer parce que article 51 bu règlement intérieur bu Assemblée nationale daf ko protéger ci loolu boobu amul problème bi nga xamante ne moom laa jàpp ni am na mooy après li nga xamante ne moom mooy le juge d'instruction moom la def li ma jàpp mooy lan juge d'instruction bañ ko joxee dossier ba dañoo viser X mais viser wuñu Ousmane Sonko donc bu demander procureur de la République mu demander ministre de la Justice pour que ñu lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko il n'était pas censé savoir que X mooy Ousmane Sonko tant que amul yu nga xamante ne jot na koo def moom ci boppam parce que procès verbal d'enquête préliminaire bi section recherche daal di def ñu jébbal ko boobu dañ ne le procès verbal ne vaut qu'à simple titre de renseignement à partir de ce moment là moom dama jàpp ni dafa waroon d'abord auditionner ki nga xamante ne moom mooy Adji Sarr muy plaignante bi bu ko auditionné moom dina confirmer les termes de sa plainte et puis forcément dina citer ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko à partir de ce moment là moom am na base bu nga xamante ne mën na cee sukkandiku pour demander au procureur mu demander parce que moom mënul demander directement au ministre de la Justice du fait de la séparation des pouvoirs donc day jaar ci procureur jaar ci procureur général dem ci ministre de la Justice bind Moustapha Niasse. sa boobu lay waxtu Daouda Mine ni am na luñ mën tuddee ñumte te juge d'instruction bi def ko te loolu mën na arranger bu baax Sonko. Il y a deux procédures parce que la première procédure c'est une procédure qui a été confiée au juge d'instruction du 8e cabinet. li ma gis tey jàppee ko rek sama xalaat moo di ni nga xam ne noonu la juge d'instruction bi doxee ci li jëm ci yëkkati mbalaanu kiiraayu Ousmane Sonko ndax li nga xam ne moom lañ leen jox daa mel ni alaxam lañu daal di visé woon. bu fekkee ne alaxam la ñuy daal di visé waruñoo nag daal di dem di yëkkati mbalaanu kiiraayu Ousmane Sonko li ma jàpp ne moom la ñu waroon def moo di ki nga xam ne moom moo ko joxoñ baaraamu tuuma moom ci boppam la ñu waroon dem njëkk daal di gëstu ay mbiram ba mu xam ne mbir yi Ousmane Sonko ci boppam la porté plainte laataa ñuy dem di yëkkati mbalaanu kiiraay te loolu yaakaar naa am jumte dans l'exercice de ses fonctions. ci bi la dossier ñaari procédure moo ci nekk te yoolee ñaar bokkul. ñaari procédure li ko waral mooy ñëpp gis nañ ni dafa amoon benn plainte bu nga xam ne Adji Sarr moom moo ko bind au niveau de la section de recherche mu dem ba ci procureur jox ko juge d'instruction du 8e cabinet mais gis nañ ni dimanche bële passé Ousmane Sonko defoon na conférence de presse ca lundi ba am ay xale yu nga xamante ne ay du ma wax sax ay xale ay ñooñam ay militants am wala ñu nga xam ne ay sympathisants lañ wàcc ci mbedd bi def ay ñenn nga xamante ne dañ ko jàpp ne ay infraction la parce que am na lakk am na ay toj am na ay nangam ak nangam ñoom ñu ci jàppoon bi ñu leen jàppee defar leen procureur dafa jël dossier bi joxu ko juge d'instruction du 8e cabinet mais da ko jox beneen juge d'instruction bu ñuy wax premier cabinet mooy doyen des juges kooku nag teg ay tuuma ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñeen jàppoon am na ñenn ñu nga xamante ne ña nga kasoo même tey jii boo gisee après loolu jël na lu ñuy woowee délégation judiciaire jox ko division des investigations criminelles moom moo tax nga gis fan yi traque yi nga xamante ne mi ngi am ñu ñuy jàpp ñu
ñu ñuy jàpp ñu nga xamante ne ñu jegele ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu encadré Ousmane Sonko. procureur visé X li yëpp di wane ni dafa respecté lépp lu jëm ci wàllum code de procédure pénale ndax bëggul jalgati lu constitution bi wax naka noonu règlement intérieur bu assemblée nationale. jaajëfal ko El Hadj Malick Cissé ñu yegg si pàcc bu mujj li yéen kay xëy fasal tey ñu ànd seeg Assane Top. lank kàndaaral la def bay war sax ku koy jàppale ne du wujji ca pencum ndawi réew ma enquête yéeni kaay ne njiitu Pastef nag andil nañ ko ab convocation altine ak jàmm la war a teew ci kanamu naataango député mi ngi rek ñu daal di ñori malaanum kiiraayam yéeni kaay gi ne loole nag sotteegul journal bi mel ni ku naan yëf yi dañ ko daal di parax-paraxe ndax it nag lu ci bari yembul su fekkente ne ñi nga xamante ñoo féete ci nguur gi lay seen bëgg-bëgg mooy rek déglu kii di Ousmane Sonko ca la ñu teg ci ndodam ni ay tuuma daal di koy saxal ba neggi ni sili ñi di opposition bi tamit ñi nga jël seen weneen aw làcc rek ne nag yëfi ñoom am nañ ci ka jaaxle ndax it nag lu bari ci na segeek noccee gi antuwul ba kii di seen naataango député bi war a mën a teew ngir ñi lu njutu ay mbiram la ñu sàkku rek mooy ke mu seq ak yëf yi doon Adji Sarr ñi déglu ab layom ba sax ab seede lu mu néew néew ak fu mën di bàyyiko ngir mën a daganal googali déglu Ousmane Sonko xot na taret commission ba bàyyiko ci pencum ndawi réew ma Sud Quotidien noone la ci daal di demee rek addu ci taxawul la ko commission ad hoc bi nga xamante ni narul sottal dara ci mbirum Ousmane Sonko wala boog deesu ko jaarale ci yoon Cheikh Bamba Dièye ni loole nag doon na loo xamante ni le warees na ko jébaani baat bi yëpp yëkku mel ni ko naan ab convocation naka lañ koy indilee ab député ci jamono yi nga xamante ñi nga sumb ab liggéey ci wàllu gune mel te yëf yi sotteegul amul lenn loo xamante nii waxtaane nañu ko ba tënk ko ci wàllu ko déggu baaduwaa dig ñooy wee di dikkale ci Pastef bitir ñi ko ak seen xadar ak doole ba mën a sippeeku ci seen kaw la ko tëjee yi ni kaay ni mbirum Ousmane Sonko kay am na ci sax lees waxul ak ay nit yoo xamante ni ña ngi leen di jàpp ci suuf ci lu kenn yëgul tinul yi ni kaay gi ne dem dig dafa xew ci Pastef ak bi xam su lay job mi mu ne daj nañ këpp garde à vue mu nar a fekki soxnaam Abbas Fall ak seen yeneen i morom yi ñu ne retour de parquet la ñu dogal ci seen kaw toftal ci tamit Ousmane Sonko war a wujji altine ak jàmm ca pencum ndawi réew moo su fekkente ne convocation ba ñu ko andil dal dina koy jëfee bu ñu rombo Ousmane Sonko dañu dali ci gox-goxaan yi ak élection yee tax ñu mën a daganal palug bokk moomeel yi loole nag atum 2021 amaana mu dal di sotti bu ñu doy loo xibaar bi ñu jàng ci yéenekaay gi di laas ñe rek càmbru ko fichier électoral bi doon bataaxal bi nga xam dëxëñ nañ ko ngir askan wi mën a wote ji yéenekaay gi ne liggéey ba tàmbali nañu ko nekki démb tànn nañu ñeent ñoo xamante ni ay expert lañu may nañu leen ñetti weer ngir ñu sottal boobe le liggéey war koo jébbale tamit ci la ñu daal di sukkandiku ngir rek jàpp armonade bi joxañ ci ban bis ak ban waxtu la ñu mën a amal yooyele élection war a yeesal ak folli bépp maire bu nekk ci gox-goxaan yi ci réewum Sénégal critique yéeni kaay subaak tey gi la xëy bari yoonu boppam ngir waxtaane mbirum wér-gu-yaram ak tolluwaay gi jëm ci woppi Ebola ji ñu ne mi ngi yurndoo ci suñuy frontière di lëmbee réewum Guinée yéeni kaay gi ne na ci xel dal ndax nag lépp luy ay matuwaay teg nañu ko ak foogu gu mat sëkk ba lu ñu gis mu ñu rek ñu teel koo tatafu doon kàdduy docteur Marie Khemesse Ndiaye yeneen ni kàddu ñu fekk ko ci journal bi di L'As mu nekk mi ngi bàyyi ko ci njiitu ulema yekk yélimaani ci réewum Sénégal ci kilifteefu Alaaji Moustapha Guèye jëm rek ci ñàkk bi nga xamante ni war nañu ko door talaata ak jàmm ngir aar askan wi ci wopp jile doon Covid 19 ñoom imaam yekk ulema yi nag amal na ci janoo ak taskatu xibaar yi ngir gën cee ubbi boppi askan yi daana luñ seen kàddu lu dul nekkoon dañoo soññ askan woowele ñu farlu ci wàllu ko ñàkk gi xam ne ne tamit képp koo xamante ni defoo ko farata ba daal di koy sàggane bu ci sa bakkan dese jàppal ne da ngaa xaru yélimaan yi ci réewum Sénégal nag seen xutba ba woon démb mënoon nañ ci àllaawaale ay nit yu ñu fekk ci diwaanu ko Touba Mbacké te Les Échos yi ni kay xidal ni ñu koy dégtale solo ba weextal ci kaw ba ci suuf ne dañ doon amal ak tawaaf foofee ci jumaay Cheikh Ahmad Bamba Mbacké Khadim Rasoul waaye nag seen nisar googee mujjul antu ginnaaw ba ñu fakkastaloo ci doole yi kuréel gile doon Muxaddamatul Xidma Maktar Kan yor seen kàddu ne moo leen daal di tere jooju la jëf xamal leen ne ku bëgg a tawaaf na nga dem màkk ca Kaaba ga waaye file moom juma la ñu fi yor yi ni kay gi ne ab réeroo sax jotoon na ca am ci ñaari wàll yi ba juróom ci ay nit jamono jile ñi ngi ci loxol takk der yi ngir ñi yóbbu leen ci yoon yoonu arène nationale la ñu daal di dëgmali ngàbb sunu lomb yi ni kaay lamba ji sàjj na ak ubbitik arène bi ñu ngi ko jàpp benn fan ci weeru ko mars ci atum 2021 doon saison bi nga xamante ni taxoon na suuf ak mbas mi fii lëmbee ñaari combat yu mag ñoo koy ubbi Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier Modou Lo ak Ama Baldé ñi ñooy sëgg mbër yi nag ñetti fan laataa ñuy sëgg daañu leen seet ndax yor nañu wopp ji am détt wala bokk ay mandarga feeñ na ci ñoom loole tamit mooy yey ci arbitre yi médecin yi CNG yebal ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo di toppam mbër yi bi waxte que saison bi nag du lu mu rafetlu moom Pape Abdou Fall rawatina ñi di ko amale ci huis clos loole mooy ngëneel ñi amalaat lamb ji ci huis clos kay ci gis-gisu Gaston Mbengue sa njàmbur
jaajëfal ko Assane Top jaajëfal leen mbokki teelu bi jaajëfal équipe technique bi Ramatoulaye Sall Diop si réalisation bi fii la xibaar yi buuree ma indi dig daje geneen jataay 18h45 si kàllaamay wolof 19h45 si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Osman Monique Sagna xibaar yi day wéyandi si www.media.sn